yàlla def na bokkuma ci nag. lu tax waaye Omar nga baal ma rek parce que bi ma nuyoo léegi dafa am koo xam ne si waruma di ko fàtte toujours. dafa bokk ci ñi ma tuddee la chance du parti. parce que peut-être dafa am ñoo xam ne si gisoo leen ci structure yi militaire. ñu ngi toog seen kër. mais duñ ñu bàyyi ci wàllu communication duñ ñu bàyyi ci lépp lu rafet ci parti bi ñu wax ñu ko. dina xam boppam parce que du ma bëgg tuddam mais bu ma nee moo commissaire garde-à-vous rek xam na kan laa wax. donc ci nuyoo yi dama sotti sànq nuyu ma ko mais maa ngi koy gërëm di ko sant di ko remercier bu baax a baax a baax. ci parti bi laa bokk comité directeur bokk secrétariat national waaye yàlla def na liste yi bokkuma ci. lu tax bokkoo ci. ok waaye parce que xam nga parti aussi dafa am ay choix bu fekkee da nga am ñoo bokk ak parti mu leer ne la yow gënoo ñëpp. waaye ñëpp gënuñu laat. nga doon ko gëm yàlla. am gëm-gëm. dafa am looy sabab lu yow. su ko yàlla deful nga seeti leneen. kenn gënumaa bëgg a bokk ci liste yi. mais yàlla dogal na bokkuma ci. yàlla dogal na ñi tànn. tànn na ñoo xam ni xëy na sax gën nañ maa mérité. dama koy rafetlu di leen ñaanal. ñi ci tànn ñëpp ndeelawal jàmm yàlla na leen yàlla may ndam. man nag yàlla mën na def xëy na beneen yoon dinaa bokk. est-ce que nekkul ni da ngaa bokk ci camp des frustrés ku ci mel ne kii di Mayoro Faye ak Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly paraît-il que ñoom danoo frustré ci li maanaam danoo nekk victime ci coalition bi judd ci diggante Wallu ak Yewwi yow tey ci victime yi nga bokk. mais peut-être que yaa bëgg nga rafet ci xare bi. mais am na ci ñoo xam ne gis nañ seen bopp ba jàpp ne ñoom comme sëpp nañ seen loxo cere ji rek ñoom dañuy dem dugal ko feneen. non man xam nga xare bi kenn dugaluma ci su ma ci rafet du ma seet kenn man xare bi maa ci ne sabax ci biir donc lu may def man lay neex su ma meroon damay toog fii mer ko mais nee naa la bëggoon naa bokk ci liste yi mais yàlla dogalu ko. li nga wax léegi nag information la bu ma jot ci suba. muy Mayoro ak Cheikh Mbacké Bara Dolly. que ni en réalité sax ils ne sont pas victimes de la coalition parce que coalition bi ni mu tëddee dafa clair. coalition bi li muy rëy c'est au niveau des départements. bien sûr donc am na département yoo xam ne si bu fa Wallu ëppee doole Yewwi day ñëw sot mais sot bi sàggiwul ni Wallu rek moo fay am candidat. dafay am candidat boo xam ne Wallu lay nekk peut-être mooy titulaire bi. waaye ka ca tegu day jóge Yewwi pour ñu mën a séddoo poste yi nekk foofu. sàgg melul ni département bu waay ëpp doole rek say nit rek ñoo fay nekk. dañ koy mixé. donc li ci des liste nationale la. liste nationale nag du coalition c'est notre parti. ñooñu nga wax ni nag dégg naa ci weewu bay ñu ni. place yi leen teg yooyu moo sori ba njort nañ du nekk député. bon déploré naa ko nag parce que man parti moom yokk laa ci xam xaw ma wàññeeku. mais militant aussi. toujours nga taxaw fi nga taxaw laa ci xamuma ci nga changé. parce que gis nga bu fi waay ñu duggoon di nu néewal doole. bu la néewalee doole ñu seetaan ko ñu ñëpp. su demee bu neexee da ciy teg maître. maître sax mën naa résister foofu. danaa koy su ma yeggee nga koy xam. maître sax mën naa résister xëy na ndax am na doole. mais bu ñu toogee di seetaan ba mu def nii bëti. ah non. bu njëkkee bëti ma jàppale. bu ma fi mujjee man mi mujjee seetaan. gis ku ma jàppale xam nga ma bëgg wax foofu. parce que man politique dëgg laa ci xam aussi xawma ci ragal wax. parce que bu ñu nekkee am lu la teg nangu woo ko nga bañ ko. ñu xool ci suuf ñu xam ne am na ñu bañoon. ñooñu bañ yaa ngi fi. bañ la woo leen. bu loolu mel ni dalee. amuñu rek ni ñee daal sama xalaat. pourquoi ma wax loolu. parce que quoi qu'on puisse dire. boo nangoo ni suñu parti amul problème. loolu li ngay def yàlla gërëmu ko non tur bi laay bañ a jàll. mais am nañ problème bi interne la. xëy na nag. nan ko régler boo xam ne si buñ ci boole ñu ci bokkul. waaye nag bu dëgg dee dëgg rek. li ci biir am na nun ko doon régler xëy na duñu yegg fii. te it nag bu la yàlla suturalaaye nga bokk ak ay nit parti ñu jël cër jox la. bu cër bi wàccee dal ci kaw keneen nangul ko. mooy daal du yëfi gor. waaw. léegi est-ce que balaa may jox sax est-ce que du Karim Wade moo créé problème yooyu yëpp. waaw parce que de loin dégg naa moom moo dox coalition bi. coordination bi ñu dénk ak directoire bi Lamine Thiam maanaam daal moom de loin moom mooy nekk di doxal alors que sori na mbir mi est-ce que du réellement le problème du PDS Karim Wade. waaw bu fekkee ni Karim Wade mooy problème bi Karim yaay na leen yéen ci bari yéen journalistes yi. surtout chroniqueurs yi. parce que da ngeen ne woon nit mënta nekk Qatar wala Dubaï di jiite parti kon bu fekkee ne de loin moo koy gérer kon ko am na lu muy liggéey ci parti bi. mais loolu du question bi. question bi mooy est-ce que problème bi du moom. man du ma toog fii di nax sama bopp. mënuñu am plus de 5 départ ñëpp tudd ko ñu ni dund xeet Karim nan ko càmbar loolu muy dëgg loolu la gëm.
nan xool ba xam moom la. bu Génn dee woo ci moom Karim ñoo ko yow. dëgg. Génn non woo ci. c'est dama wax ni gis nga li ma ko accordé woon bi ñu koy yóbbu tribunal. ma taxaw ni Macky Sall ak ñoñam. li ngeen di jiiñ Karim du moom. te bu tontoo ngeen xam ne du moom buñ ko jiiñee lu mel ni ci parti bi dinaa ko accordé le bénéfice du doute waaye ku ñëpp tëf li nga tooy c'est ça la réalité. bu fekkee ni ku génn na Karim la ñun nan jàkkaarloo Karim ni ko grand frère lu xew. wax ji egg dafa ko ñëpp nee na non c'est-à-dire li may wax ni c'est clair et c'est net te bu taxoon ma wax ko en face ñëpp mënul ñi moom la te du moom kon am na kum ci doon le moom mbaa mu yónnee ki mu doon donc la réalité mooy s'il y a beaucoup de responsables yuy mer ndax Karim nan wax ak moom ni ko Karim lan moo xew suñu dégloo version déglu ñeneen ñi dina xam exactement quel est le véritable problème mais daal xam naa ne ñi gëm ni Karim la tey mooy problème bi ci ginnaaw tuuti gëmuñu woon ni mooy problème bi dina seen kaw këlëb. jërëjëf. waaw Gallo li nga wax moom am na solo parce que man Mayoro mi daan yëgle ndekete yëgut ni moom. léegi yëguñu ko. jar naa laaj man c'est que man Mayoro doo yëgle yëpp Mayoro moo daan yëgle. moo daan yëgle bu ñu waxee ñu ne nii Mayoro moo daan wax jékki-jékki Mayoro jékki-jékki affaire yi rëll ci kawam man fa affaire yi jaar vraiment. vraiment jaaxal na ma mais Gallo c'est que man ëllëgu PDS quoi parce que PDS bànqaas yaa ngi wadd rek est-ce que tamit PDS am na ëllëg wala ci naax saa yi la nar a mujj quoi parce que fi mu toll nii ni affaire yi di demee nii PDS à chaque fois nit ñaa ngi quitté nit ñaa ngi quitté te man dégguma ñuy maam mu wutali ko est-ce que loolu tamit dig na PDS fi mu toll nii yow. waaw dafa am lu ma jaaxal mooy PDS pourquoi yéen mboot mu ngeen ko tëral bu ko jéggee rek au lieu ngeen xool solution ngeen xoolaat beneen problème sulli ko. non si parce que damay li may commencé. dama koy commencé ci plateau bi. parce que am ngeen ay journalistes yu ñuy doxalee. waaw surtout seen plateau yu mag yi macha allah ma leen di féliciter parce que nag. vous avez réussi de très grands plateaux. ci koor geek ci yenn moment yi. mais y a de ces gens yu nekk ci seen plateau yi yàpp PDS. et puis bañ PDS. bu yéen kese ah. non am na ci yéen. non may bañ PDS. parce que. non c'est par rapport à question bi c'est par rapport ni nga posé question bi. parce que am na loo xam ne waroon nañu koo régler bala ñoo dugg ci question bi. muy lan waroon nañoo régler jëw yi ngeen doon jëw PDS. ku doon jëw PDS. yéen ñëpp tous les chroniqueurs de toutes les télé. que ce soit à la Sen TV excepté moi. que ce soit à comment dirais-je. ci télé daal ci télé. waaw. comme nag fii laa nekk te xam naa ñi fi nekk. waaw man tudd ñii. waaw man xam ne ragaluma leen. waaw ñeneen ñi ma demee seen télé wax leen. tudd leen. waaw Ramatoulaye Sarr. Baye Ram. Awa Diop Ndiaye. bàyyi lii ngay tudd fii samay xarit la. duñ fi doon ngay tudd suñuy collègue. bàyyi jàmm ñu yàq PDS lu mel ni xeme. mais dañuy def liggéey comme ni ñu yàkkee ñeneen leneen quoi. ku ne PDS. yaa ngi tudd ñu mën a tontu. waaw. gis nga wax auditer baax na ci gestion de. waaw mais parfois ñu ko war di auditer. avant ñu dugg ci da war a dugg ci. waaw ñu doon wax naan Macky Sall la PDS ci liggéey. léegi PDS ñëw indi prouesse. xam nga lan mooy prouesse. mooy que ni maladresse bi Macky Sall commettre ba ni je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. waaw PDS ak ay ñooñum jóge fële beneen prouesse mooy lan. créer la coalition entre Wallu et le Yewwi nga xam ni le président lu mu nekk la personne la mieux informée coalition bi bett boobu rëcc na bett nañu sax ñun ñëpp presse bi en réalité nga ne bett nañu yéen ñi ci bett na leen moom parce que Mayoro moo doon yëgle te yëgleet gis nga ku ne xam ne bàyyil Mayoro ku ne xam ne ni Didier Drogba bi budul bite junne dugal na waaw bërki démb bi Real di qualifié bi Rodrigo dugalee dafa jom bi te dugal na bit yu dàq yooyu ñun ñu nekk ci biir parti sax coalition bi dafa jekk rafet nice jot ba jommal ñu c'est ça la réalité waaw dafa bett ñëpp loolu mooy dëgg parce que man nag betti gi li ma ciy neex mooy sama góor gi la mu waxoon toppuñu ko ñu dem ba heure bi ñu topp ko mais xëy na c'est pas trop tard en 2017 Abdoulaye avait demandé à l'opposition mu réunir suñ fi bëggee jëlee guy gi gaa yi bañ waa léegi nag ñi ko yàq nag il faut nga joxoñ ñaar parce que ñaar ñi ko séqoon ñëpp ñu ngi ci même coalition tey kan moo nangu li nga bañoon daaw ba li am Khalifa Sall ñun fan nekkoon non du ma tudd tur kenn Khalifa xamuluma ko loolu waaye li ma wóor ba wóor mooy bu dee moo ko yàqoon jël si na man li ma ci intéressé nag mooy sama waxi góor gi jël si war na ànd leen nekk benn bu ngeen bëggee def li ñu naan góor gi daal li muy wax daal nangam mu ni leen bu ngeen demee élection présidentielle boycotté leen ko bañ leen ñu tëggaar carte ki ñu bañ bi ñu demee élection yi ku ne réccu na
maintenant lan ko bañaloon nangul nañ ko léegi kon xëy na c'est pas trop tard waaye bala maa dellu ci parenthèse dama yegg ci chroniqueur ba ñëw ci laa jëm parce que li ma ne danoo war a auditer seeni parole parce que le PDS bu fekkee da nga ni Macky lay liggéeyal non waxuma ay Macky lay liggéeyal dama ne est-ce que du naax saay la jëm waaw ci laa man kay ñi ma la wax lu leer non dama bëgg bala ñoo yegg si mi ngi wadd waaw ñu def audit ba pare auditer wax ji ngeen doon wax ba pare dafa am ñu ko doon wax ñooñu da ngay bàyyi ba dem ci ñoom nga wax ko ci seen télé bi non man du ma wax donc ñooñu loolu ñu doon wax dama jàpp ni le PDS wet tuubal kon ma dégg tuub naa ko merci neex la jom nga non kon c'est bien jël ci sa ngor gi nga am ñeneen nan wax ñëw ci sa léegi ñëw ci sa sama question bi waaw non dinaa toog parce que dama la jëmu ci nax saay gis nga parti opposition moo baaxoo désengraissé wu xam nga li désengraissé wu parce que yenn saa nga dajale ay mastodontes yoo xam ni ci parti opposition mënuñu faa yàgg dañuy dem ñii am nañ ay déboires avec la justice peut-être ñii nguur gi am na fu mu leen xoj ñii mënutunoo yor train de vie wu opposition donc buñ demee dem nañ mais li fi des loolu mooy suuxat liy ñëwaat suba bu jëmoon ci naax saay ñëpp duñ jëm wutali ñu bu jëmoon ci naax saay ñëpp duñ bëgg def ak ñun coalition man jàpp naa ne ñi ngi soogaa gën a am doole malgré nag li fi jot a am bëgg naa ñu gaaw koo régler léegi ñu meroon ku ci am loo naqari ñu waxtaan ak yow ñu dellusiwaat gis nga à l'issue de cette coalition moom mooy tax ñun liñ bëggal PDS ñu mën ko am parce que nag buñ naxante bu fekkee ni lu ñu bëgg dafa war a jaar assemblée nationale il faut que ñun Macky Sall leneen lu mu bëgg du am les 3/5 yi ko war a def j'ai compris ba tax na coalition bi du problème de man sama problème mooy après coalition bi yàlla mën na noo may ndam mais Omar tout citoyen épris de justice ku bëgg démocratie parce que nag gis nga nag li muy neex ci ñun di bett Macky Sall démocratie la parce que nag wax dëgg yàlla ëpp ko député assemblée wala tolla fa ak moom ba du am les 3/5 yu bëgg a def lu ko neex moo gën xeex moo gën reyante moo gën jamante paaka parce que lépp ci cadre dem moo gën a pacifique waaye loolu bu amee nag dafa am loo xam ne si après élection lay am te loolu laa gën a tiit mooy la merci beaucoup xam nga ni yenn saa yi nga dem ba vote jot kaamil génn fa lan génn fa kaamil wala kaamil c'est-à-dire kaamil bi ñu ñuy waat ba xam saa njógu mën la woteelam déet ah d'accord bis buñ fi góorgóorloo maa ngi wax ak ñi ni investi bu nu kenn yàpp kun fi fal député waaw ñuy dem bay voté lu nu àndul muy am jiixi jaaxa waaw tooñ nga ñu il faut moom benn charte bu député yi signé après waxuñu nag lu Macky Sall indi ñu rejeté attention démocratie doxewul noonu xëy na mën naa indi lu baax ci réew mi waaye bu fekkee ne loo xam ne si lu ko fiy teg la luy defaat 3e mandat te amu ci yoon bu fekkee ne loo xam ne lu yàq suñu pétrole la bu fekkee ne loo xam ne si luy manqué sécurité suñu réew mi la bu nu nee duñu ko voté bu nu am problème député yi laay waxal futur député yi waaw toog ba naan di woteelu la génn la kaamil ak yooyu ngir yàlla ak yonent ñu génn ci loolu waaye mais xanaa dafa am ko fi mos a génn kaamil waaye am na Ahmed Aïdara lu ko dala tamit ba jóg naan ndax di wotal la ko wotalu waaw calculé ba pare ne moom majoritaire ñu dem ba jur ma réew waaw léegi ñun est-ce que mënu am assemblée nationale ba pare am 3 ñu naan Macky pour mu jàll il faut 3/5 yi mat ñu calculer mathématiquement rek mënta ne nga voté mu mat waaw gars yi xam nga vote bi daa doy waar enveloppe la ak waaw xam naa li ma xam naa anonymat dafa ñëwagul la parce que après victoire lay doon mais lii ku ne sa xel rafet na ni victoire mën naa am waaw ku ne sa rafet njort na ni victoire mën naa am parce que bu dee fu nekk bu la ëppee doole nga jàppale keneen nga dompat wala nga kaata lépp dafa bokk ci sot mën noonu am ndam mais nag li rafet ba rafet daal mooy c'est dans le jeu démocratique gis nga talonnade yaa li jour wat ko nel comme on dit piche-net amul ci tennis ci football la am donc coalition bi ni ko gars yi defee ak ku ci mënti xalaat parce que vision aussi dafa am solo ku ci mën a bokk da ngeen a wat nel lu ci mënti nekk rek rafet na c'est dans le jeu démocratique Macky na ko nangoo noonu te teg malet yi quoi ñu bàyyi yi muy jël te teg malet yi waaw parce que moom la gànnaa yoo tay man fi may waxee mooy fi nga ñëw léegi si affaire ni ñeen di attaqué si waa PDS ak yooyu nga gis ne PDS fi mu jógee ci présidentielle léegi Laye Wade nekk benn figure emblématique boo xam te ni kenn nattalewu léegi nit ñi est-ce que du bëgg bi ñu bëgg ñoom ñu bokk parce que dañoo dem ba aussi xamuñu ndax Karim mooy décider wala maître Laye Wade mooy décider wala Macky Sall mooy décider ça veut dire foofu lu ñu bari tamit dañuy am réeréer parce que boo gisee Sonko xam nañ ne trajectoire bii la yor
ak fi mu jëm mais PDS li tax nit ñi ci di wax des fois mooy nit ñi ñu bari bëgg nañ ko bëgguñu tamit mu dellu ci ginnaaw te duñ xam des fois fan la bokk fan la dul bokk parce que chef des fois tamit dañuy gis dañu comprendre loolu tax pour man fi laa jàpp ne da ngeen war a jàpp ne loolu nit ñi peut-être ñoo am intérêt bëgg tamit PDS dem moo tax ñuy waxee noonu pour xam yéen ngeen am buntu bi mais bi ngeen ñëwee comme ci coalition genre mel ni ñoo ngi commencé tuddaat comme PDS bu baax mais ñu ci bari rek gàcce da nga ja ak ruus dañoo ñu ci bari gàcce rek ak ruus gàcce parce que xam nga moo ñaan mais mën ngeen nu ne de ni saa di wax mën ngeen nu ne non dëgg xam nga li tax ma wax loolu mooy ñu ci bari tax man dana am gàcce ruus koor gi yëpp da koo parce que danoo bokk koor gi yëpp da ngay da ngay góor nit bàyyi di plateau di ma bàyyi donc pour dire am na ñoo xam ne ruus suma leen jàpp gis am na chroniqueur yoo xam ne loolu nag kay ñu attaqué waa non non baal chroniqueur yi chroniqueur yi dañuy wax chroniqueur yi dañuy wax seen xalaat ci nit ñi Gallo tamit day wax xalaat non parce qu'en réalité tu aurais invité quelqu'un qui se trouve être un adversaire du PDS seede yàlla en bi chroniqueur bi waxee adversaire du PDS sax du ko waxee ndax lañ benn PDS mais bu fekkee da nga parce que non bu wax bañ c'est trop dur non non si bañ xam nga da nga am lu tudd xam nga mën ko tudde parce que tu peux pas faire partie yow man maa ngi leen doon critiquer man mais xam nga ni yow bañu ma leen d'accord mais xam nga peut-être que ñëpp bokk mu wax mais en réalité bëggoo PDS xam nga non non bëgguma ko amu ku may bëgg ci politique xam nga ci moom togaluma fi kenn barke Seydina Mohamed yonent togaluma fi kenn sama bopp ñi nga xam ne que li doon wax lépp mooy lu daaneel PDS nga dem ba 2014 nga ni comme daan na naa ko nëppaaje parti biy dund di jëngu nga jàpp ay responsable am ay gor yu des ngay tëj ñii am ñuy des nga jàpp Karim am ñuy des mu toog bu caag mu leer na parti bi wallax jaan la lay saf parce que mën ngaa bëgg nga koo rey sur le plan de la communication mu lànk deewul nga dem ba di ko jiiñ fu mu taxawul ay non da ngay ni liggéeyal Macky Sall sans aucune preuve léegi ñu ñëw ci loo xam ne si moom la peuple bi bëgg moom la ñëpp bëgg au lieu ñu ne ñu waaw góor ñaan dañuy màcc def ñàkk pexe non non justement parce que foo fekk bañkat nag du daanu comme ni nga def lay def yow tuub nga léegi ba mu jéggal la mais tuub tuub wax li tax ma dégguwul yow bu nga tuub nag mooy mu delluwaat doo ko dellu pare nga ci mais yow kon nekk sa tuub jël gëmoo ko ma teg fi ma teg gaay rek c'est important parce que boo gisee ma ne la bañ dama bëgg utiliser moo yooyu mais dama gis seetaan ba jàgg ma xam ne gaay lii lan la war a niru yow da ngay gis Abdoulaye Wade nga taxaw ci télé Abdoulaye Wade non le PDS sans Abdoulaye Wade du dara nga affirmé loolu ñu dégg ko ñu am la si jiital Abdoulaye Wade pour weddi li nga wax ñii dañoo ñàkk fayda quoi te yow nee nga sans Abdoulaye Wade du dara léegi ñun dañ naan pa bi mag la non parce que Abdoulaye Wade gis nga digganteem ak politique dafa tax baatin xam nga am na benn village boo xam ne benn yàlla may ma ci de loolu moom kenn du ko wedd benn paa fu nekkoon chef de village yàgg fa lool kenn mënu ko faa dindi benn xale jóge fi rek jàng université ñëw ne day jël village bi di toog ba guddi rek biir bi neew paa bi ñëw tiim ko ne ko Samba da ngaa bëgg wala bëggul mu ni bëgguma biir bi ko warees li may wax noonu damay fowaale li ma wax foofu mooy Abdoulaye diggante mu politique dafa am baatin Abdoulaye Wade bi muy ñaan pour partem taxaw en réalité nit ñi xam ne ñaanul woon pour nekk président dafa xamoon ne bu waaxu siw jeexul bu yoon jeexul wax si du jeex dafa ñaanoon pour partem taxaw ñoom kay ne Fatma ak nit ñu baax ñëpp ñaanal ko pour parti bi taxaw boobu nag moo rësagut taxaw boobu moo yànqagul moo tax ba suñu borom di def la gën ca moom te yàlla na yéex mooy nekk secrétaire général du parti parce que dafa am mais Gallo man coalition bii ngeen dugg nii muy wàllu ak yeewu da nga koy di président lu ma ci dingat man Wade lu mu def a gën lu mu deful Wade rek ginnaaw digatoo rek maa ngi koy ñaanal fan yi gën a gudd Wade moom moo ko liggéey moo joxe mot d'ordre bi wala dañ ko liggéey ba pare wax ko proposé ko wala lan la bëggoon naa xam daal nan la demee dégg naa ci bàyyi jil ma yoro Sadio ko wax bu important jëm ci Déthié Fall Déthié ñu ni plan PDF plan Déthié Fall Sanjogu tiyaaba sax waaw soo ko diggalee maître bu ko waxee moom moo xam moo ko wax moo ko wérd waaye yow mi ko diggal am nga ci waaw kon Déthié loolu mu ci am waaw man jëlee naa source rek ci la Abdoulaye bëggoon en 2017 xëy na sax loolu mën na ko inspiré mais teewul bu amee xel boobu PDS ànd ci ñoo bokk tiyaaba googu waaw lu ñu ci am ci réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk dëgg la waaw loolu c'est important donc Abdoulaye Wade am na xalaatam ñeneen ñi am nañ xalaat bu ndee ba xalaat yi bokk waaw man daal jàpp naa ni li des mooy defar ci biir waaw ci parti bu nekk nag surtout ñun suñu bos parce que nag am na ci loo xam ne si dama koy bañ a fàtte waaw muy laaj
parce que damay jël benn exemple muy le maire de Yeumbeul Bara Gaye. waaw. bu fekkee ni da nga koo contrôle ci élection yooyu bañ koo voteel. waaw. histoire dab la nga war koo voteel pour mu gagner. histoire dab la ba nga xam ni. histoire dab la ba nga xam ni il faut mu nekk député yow pour nga nekk député. xool leen bu baax li ma wax. waaw. xam nga loolu lu muy jur. mooy ko ni politique nan ko rafetal. waaw. nan bàyyi puusal ma toog. nan bàyyi tooñ. waaw. nan bàyyi jaxase bi. jaxase nit ak baayam doy na doy. ak Bara bien maa war a wax aussi. ñun ñëpp a war a wax ñëpp a war a wax. oui ma yow yaa ngi liggéeyoo da ngay nelaw. Omar nga ni liggéeyoo da ngay nelaw. nga ni loo wax léegi. nee nga ni. question bu am solo bu neex doon wax léegi nga ni sama proximité. ak Bara Gaye est-ce que nekkul ni loolu moo indi yow sa situation bi nga toll ba lu bari booleetul la ci. loolu mën na nekk mais kenn mënu koo changer parce que man xarit ak politique damay jàpp fii mu dëgër jàpp fee mu dëgër. exemple bi ma lay jox Bara dañ koo tooñ. boole na ma ñu ngi ko tooñ parce que fan ko teg fa lan ma teg mais aussi am na loo xam ne si samay profit bopp la Bara bi ñu ko defee ñu ko def dem na Yewwi investir na ko nekk na maire. mais man bi ma demee Kébémer nga ma dëkk ci li su wàllu laa nekk. am na ñu gisul loolu biir PDS am na sax ñu gisul ne li Bara yi nekk xaritam ci bannière PDS la nekkee ba nekk conseil municipal am na ñu gisul loolu. mais xarit ak politique bokkul. Bara yàlla moo ñu boole man képp ku ma yàlla booleel sama diggante yow li yàqu ci yow lay jógee. dama koy tooñ parfois mu ne ko Bara parce que yow tu adores parler boo wax naan non self man la dëgg la. fi mu jógee moom parce que yaayam da daan jaay mburu mu fier bu wax ko ma toog ba ci yàgg nag ma ne kon kii suñu diggante yàllaa ko def parce que sama yaay doon jaay café c'est ça te mburu ak café ànd macha allah ayca Gallo tëjee foofu Gallo dàggatoo temps bi jeex na waaw di kontaan trop ci émission bi di wax ne nag pour la première fois mu ñëw ni doyul lu tax doyul mooy parce que man yokkal naa la ñetti minutes de yokkal naa la ñetti minutes situation bi toll Gallo li ñu war a wax dafa bari na lool mais li ñu war a wax suñu parti tamit bari na. c'est vrai mais nag conseil bi may jox suñuy njiitu parti. xam naa ni de erreur bu am ci PDS du Ablaye Wade. keneen ku mu mënti doon. wool doomi pa Ablaye Wade yëpp ñi bokk PDS ñëpp ñu toog waxtaanee ko parce que suñu parti bi aussi patrimoine la. mais loolu foog pa Wade teew. bu loolu Wade rek ko mën a réussir bu teewee mu gën a rafet. waaw ayca waaye kuñ jiñ yàqit nga jéem a defar Gallo bëgguma laa dagg de sa temps jeex na. sant naa leen. gërëm naa leen. Jolly Chicken amul fi tey. non non tey amul. merci beaucoup kon maa ngi kontaan ci émission bu baax a baax. jërëjëf Gallo membre comité directeur PDS ñu lay jaajëfal bu baax di la gërëm. jërëjëf merci beaucoup. jaajëf Gallo ci disponibilité bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax du maître au ci.